parce qu'il y a d'autres événements et d'autres activités yoo xam ne prévoir nañ ko def te foog naa ne dina ëpp lii kon li am mooy li ñu fi denc tey ñu war ko def muy sargal Maître Tambidou def ko ci campagne électorale bi bëgg accompagner suñu candidat le président Cheikh Issa Sall au soir du 23 janvier avec une victoire écrasante ñu yóbbu ko ci mairie bi parce que dafa nekk nit ki nga xam ne ci moom la ñu am yaakaar nit ki nga am yaakaar nag mooy nit ki nga xam ne am na pas-pas te am na loo gis ci moom li ñu gis ci moom ba ànd ak moom bi ko président Macky Sall choisiré mooy nit ku am yar la te loolu ñëpp xam nañ ko kenn naatable wu ko nit ku am vision la je peux me permettre de dire que c'est le meilleur profil pour Mbour ndax bu dul dara gis nañu li mu dox ci jéego ci biir Mbour te yoru fi benn ndombo tànk wax dëgg neex yàlla kër goo dugg Cheikh Issa mi ngi fa ndax boo duggee di campagne dañ la naan lii Cheikh Issa moo ko fi def Cheikh Issa moo jàppale kii Cheikh Issa moo fi def lii kon nag foog naa ne ku faloogul képp foo dem ci Mbour nga gis ne def na fa loxoom di liggéey ci social di jàppale famille di jàppale jeunes yi surtout dans l'éducation la santé et la bonne gouvernance kooku war nañ am yaakaar ci moom jàppale ko yóbbu ko ci mairie bi. sant yàlla tey bu ñu ubbee campagne électorale bi ci biir Sénégal ak ci biir Mbour tey jii di ñaan yàlla nuñ ko ubbee ci jàmm mu jeexee noonu ci jàmm. Terminé par une victoire le 23 janvier 2022.
kaddu yi nag kaddu cant ak ngërëm rek la ndaxte li fi xew tey du dara lu dul dëkkandoo yu baax yoo xamante ne dañu am yéene dëgg-dëgg sargal seen dëkkandoo moo tax it il faut ma laaj ana Maasu Buri Coy ana Maasu Ayda Gay ana ñu ana Maasu Koley ana Maasu Ndey Soxna yi bon ñii ma tudd nii mooy kuréel yoo xamante ne jigéen yu nekk ci koñ bi ñu décidé ni tey dañ may sargal ndax lan ndaxte Cheikh Issa Sall ñëw na jël ma jox ma comité électoral bi pour que ma ànd ak moom foofu ñu rafetlu loolu ñu ne dañ may sargal pour wane seen mbégte Cheikh Issa Sall moo tax Cheikh Issa ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. waaye nag il faut ñu wax tamit tey ci politique ndaxte président de la république bu tànnee Cheikh Issa comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar ci Mbour dafa am yaakaar ni day gagné waaye nag bu àndee ak ku mel ni Sira Ndiaye boobu dafay cartonné moo tax bu àndee ak ku mel ni Baye Seck Wade c'est pour cartonné moo tax bu àndee ak ku mel ni El Hadj Gueye ku mel ni Pape Amady Ndaw kilifa yi toog fi yëpp c'est pour cartonné mais aussi bu ànd ak maire Tambédou c'est pour cartonné moo tax bon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax li ngeen fi gis nag liggéey moo ko jiitu gannaaw jigéen yi ma tudd fii dañuy tudd rek ñoo xamante ne depuis des mois ñu ngi ñëw tout le temps di nekk sama wet di ma jàppale ma tudd ci tey ku mel ni Zal Thiaw mii jar na gërëm di ci tudd ku mel ni colonel Sadio laa ko bëgg a wax sama soxna moo sant Sadio mais colonel Sow la nga xam ne mooy conseil spécial du président Cheikh Issa Sall ku mel ni Matar Ndoy ñooñu ñoo nekk ñoo xamante ne toujours ñi ngi sama wet di ma jàppale rax ci dolli nag tey organisation bu Ndiaga Cissé dugg ci vraiment defar ba mu gën a rafet président Cheikh Issa ñun amuñu woon ay militants wax dëgg yàlla 14 ans ñu ngi toog amuñu ay militants waaye nag am nañ ay dëkkandoo yu baax ñoo xamante ne ñoo def lii am nañ tam ay njaatige am nañu ay mbokk ñoo mobilisé wu taxaw naan dañuy yokk doole léegi nag lu ñuy wax mooy mbir mi du question dem voter rek mais aussi voteloo képp koo xam ne war nga ko mën a voteloo il faut faire voter et faire voter mooy liggéey bi actuellement daji leen condamné yi ngeen dugg ci dëkk bi fexe ba voteloo nit ñi parce que loolu mooy message bi tax ñun loolu mooy yokk doole boo xamante ne amoon na fi ba pare waaye nag Cheikh da nga liggéey ma Anne Marie wax na ko fii Anne Françoise Diomaye wax na ko fii foo dem ñu ne la Cheikh Issa jaar na fi bon kay da nga liggéey boobu nag dañuy ñaan yàlla rek ñun ñëpp dañu ñëw pour aar ko pour vraiment gunge ko ba nga xamante ne dañ koy transformer en un score boo xamante ne record boo xamante ne bu ko président de la république gisee mu xam ni Cheikh Issa mi liggéey na fi. Maître yaakaar naa ne ñun tey wéetuñu parce que dañuy wax ne àndu xale kese baaxul mais àndu mag kese baaxul mais bu ñu gisee ay xale di dem ay mag nekk seen biir yor puso di ñaw te yow noonu nga taxawee ci biir coalition bi duñu def lu dul gërëm la sant la ñaanal la. bu loolu weesoo nag ñuy nuyu sama grand frère muy Ndiaga Cissé l'infatigable de Cheikh Issa fii ci Golf mais di nuyu suñu mag Zal mais nag di nuyu koo xam ne suñu mbokk la suñu rakk la muy le président Matar Sall ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tout le comité électoral bu Benno Bokk Yaakaar bu Golf yaakaar naa ne soxna si taxaw wax sànq wax na li nga xamante ne mooy solos ndaje bi
parce que élection yi ñu nekk du élection ma Samba du élection ma Demba candidat la ñu wax te dañuy fal directement le maire kon ñun coalition Benno Bokk Yaakaar sunu kàddu yëpp dafa war a jaay sunu candidat te sunu candidat nag neex naa jaay fii ci Mbour rawatina fii ñu taxaw muy golf damay wax ne xam naa noonu laa koy defee ba campagne bi jeex nous avons le meilleur candidat qui a le meilleur profil qui a de l'expérience et de l'expertise et qui fait la différence ci candidat yi fi nekk yépp nag ci biir Mbour Cheikh Issa Sall effectivement dafa juddoo Mbour yaroo Mbour màgge Mbour mais mu joxe exemple boo xam ne président de la République son excellence da koo jox tous les jeunes sénégalais mooy da ngay jànge ci sa dëkk jànge ci sa gox te du la teree am xam-xam te du la teree rendre service sa gox président Macky Sall amul diplôme boo xam ne étranger la ko jëlee diplôme am yëpp Sénégal la ko jànge ci école publique Cheikh Issa Sall njàng mi mu jàng yëpp mu ngi ko jàngee ci école publique waane Cheikh Issa ku ko jur mu nekk doomi mool fu mu juddoo tefes yaakaar naa ne loolu signe bu am solo la xam nga lu ko waral mooy nit da ngay gëm sa bopp nit da ngay gëm fi nga bokk da ngay doyloo yàlla xam ne lu am yàlla la mais boo góorgóorloo rek sunu borom wan la yoon te Cheikh Issa du leen nettali ndawam mais li ngeen koy gis nii da daan dem géej di fayal boppam di jàngi di jël li nga xam ne mooy inscription am école kenn fayalu ko ko moo ko fayal boppam ci dem géej bi mu doon demal boppam Issa moo ko moom waaw waaw ba mu neex donc muy exemple ci jeunes yi xam nga lu tax mu am solo bu ngeen amee koo xam ne dañ ko war a présenter pour fii ñu jëm muy ci meeru Mbour bi dañu war a wax jaar-jaaram bu ko defee population bi xam ne rawatina jeunesse bi dara jombu leen parce que bëgg nañ ay yeneeni Cheikh Issa am Mbour bëgg nañu ay yeneeni honorable Sira Ndiaye am Mbour yeneen Pape Ndaw yeneen El Hadj Gueye yeneen doomi Mbour yoo xam ne dañuy nekk fierté waa Mbour te loolu li koy maye gëm sa bopp si la bokk mais waa golf waa Mbour candidat bi ñu am moom laa njëkk a dégg mu wax Mbour ci xel Mbour ci xol xam nga Mbour ci xel Mbour ci xol loolu mooy Mbour ba mu jeex takk kon kooku bëgg na Mbour mais beneen bi gën a neex mooy dama ne kuy ut mairie da ngay ànd ak nguur da ngay nekk au pouvoir parce que état moom mooy dooleel collectivité locale c'est un démembrement de l'état maanaam mairie yi ngay gis ñu ci ëpp ci Sénégal dafa am ci gafa gi ñuy joxe muy budget bi état moo koy jël di ko jox commune pour mu koy dunde di def ay infrastructure di def pour que dëkk boobu mën a émerger mën a développer est-ce que yéen xam ngeen ne Cheikh Issa Sall candidat wu Benno Bokk Yaakaar mooy directeur général bu agence de développement municipal muy ADM mooy agence bi nga xam ne moom ci nguur gi mooy jàppale collectivité locale yi maanaam mairie yi est-ce que leen yi soog fii ñu bari xam nañu loolu waa ki yor loolu te mu am lum ci jot a def nag bien vrai que nekkul maire Mbour waa kooku buñ ko joxee Mbour kon à travers le plan Yeesal Mbour muy programme de modernisation pour Mbour bu leen nee dina ko def jël 4 milliards dugal ko dina ko def tali yi nekk biir Mbour infrastructure yi ngeen gis biir Mbour mairie Mbour defaru ko c'est le président Macky Sall à travers son programme le plan Sénégal émergent moom la sedd Mbour cëram te cër bi des na
li koy mottali mooy ngeen voteel le candidat Cheikh Issa ñu mën a am un Mbour prospère un Mbour développé un Mbour boo xamante ne ku ci nekk da ngay gën a fier ci dëkk ci parce que day am environnement bu am solo maanaam tey bu ngeen demee rond-point Saly tey ci mois de décembre la ñu jóge ku ne gis na ne Mbour amul fenn fu ñu mën a taxaw photo wu pour wax ne maa ngi sama dëkk Mbour laa dëkk loolu amul gisaguma ko amul place boo xam ne Mbour am na ko pour ay doomam pour ñu taxaw sax sinap normal amuñu ko kon war nañu xoolaat suñu bopp bu ñu nee yëf yi day dox doxul bu ñu nee yëf yi baax na baaxul ki yor solution bi ki war a dindi loolu ki war a saafara loolu c'est le candidat Cheikh Issa Sall kon foofu laay yemal kàddu gi gërëm sant wax leen ne vous avez fait le bon choix parce que tey jii da ngeen a am loo xam ne benn quartier amu ko mooy lu doy ni élection locale ñu ne première sortie coalition Benno Bokk Yaakaar première sortie candidat bi fan lañ koy defee ñu ne golf wante golf jigéen ngoon jig ngeen wala jigéen ngeen Benno Bokk Yaakaar parce que fii laa ñëwoon 2019 ngeen defoon lu mel nii ak le candidat Cheikh Issa pour président Macky Sall mën a am deuxième mandat kon su ngeen nee di ngeen fal Cheikh Issa maire Mbour man gëm naa ko parce que def ngeen ko 2019 te di ngeen ko feddali inchallah le 23 janvier avec un score mémorable pour la coalition et le candidat Cheikh Issa. Vive la coalition Benno Bokk Yaakaar, vive Cheikh Issa, vive Mbour, jërë ngeen jëf. ñuy gërëm nag bu baax maître Tambidou mag bu ñàkk ki ñaan bi maître Tambidou mag mu baax nga maître Tambidou mag mu yaatu nga maître Tambidou mag mu social nga maître Tambidou mag mu jege askanam nga maître Tambidou da ngaa ñëw jël ay ndox di ko dugal ci biir quartier bi da ngaa ñëw di jënd ay ordonnance da ngaa ñëw di fay ay formation da ngaa ñëw di jàppale mool yi di jàppale jigéen ñi di jàppale mbootaay yi di jàppale ASM vraiment ñun ñu ngi sant sunu borom bi ñu yàlla boole ak yow bi ñuy démarré lii en 2015 fin 2015 lañ ñëw ci yow waxtaan ak yow ndax kóllëre gi nga seqoon ak sunu pap nee na dañoo bëgg nga ñaanal ñu jël nañ torse bi jox la niital ñu yoon wi foo ñu gis ñu nekk te du loolu rek wañi ñu depuis boobu ba tey de temps en temps dañuy ñëw lu ñuy song dañoo leen waxtaan ci ak yow te toujours dañuy jox conseil bu baax jàppale ñu ba pare gunge ñu biñ demee ba ñu desul lu dul investiture ak candidature nga ne dama leen a bëgg a jàppale bu baax a baax parce que xam naa ne defar Mbour moo leen tax a jóg te man mii tamit ku defar Mbour mën nga ko defal nga ne pour te mettre à l'aise bëgguma sax dugg si liste yi loolu bi ma koy wax danaa ñëw ba sama bureau toog nga ne ma bu ma dugal si liste yi dinaa la jàppale bañ àdduna bi yëpp xam ne jàpp naa la parce que li ma intéressé rek mooy Mbour defar kon yow boo nee bëgg nga Mbour rek dëgg la ñu pare nga ñëw di diriger comité électoral communal bi di si def say moyens di si def say possibilités di si def sa jot tey jii sañse jigéen ñi sañse yëpp yow yaa ko def sur tes propres moyens si sa xaalisu bopp si nga solale jigéenu Golf yëpp ba pare nag yemoo si comité communal bi sa doom sa rak sa jarbaat Anne Françoise Diouf bi nga xam ne moom moo yor comité électoral bi ànd seeg ñoom Matar Ndoye ànd seeg ñoom Ndiaga Cissé ànd seeg jigéen ñi ak góor ñi nga xam ne ñoom Zal ñoom ñëpp ñu ànd si vraiment nga uuf leen di leen gunge di leen jàppale ba tey jii mobilisation bi ku gis mobilisation bi xam ne waa Golf moom pare nañ kon Anne Françoise Diouf yow tamit ñu ngi lay félicité bu baax di la wax ne ni nga jàppoon sa diggante ak maire Tambidou ak di ngay liggéey liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey fii si commune électorale bi continuer leen ngeen téyante noonu doo lañ ko def may gërëm nag comité électoral
bi nga xam ne nii responsable yi nga xam ne ñoo ànd ak man di si jiital ki nga xam ne moom fii nii dëkkam la fii quartier am la muy honorable député Sira Ndiaye. honorable député Sira Ndiaye vraiment sa taxawaay sa générosité ak sa bëgg Macky Sall sa bëgg Mbour sa bëgg Benno Bokk Yaakaar chaque jour da nga ko daan firndeel waaye gën nga ko firndeel ren ji sa jàppale si man sa jàppale si sa mag sa jàppale si sa mbokk vraiment adduna bi yëpp seede nañ depuis plus de 6 mois boobu kenn waxagul ay waxi ay investiture yu demee noonu si nga pare woon pareel say nit pareel ñëpp si ne ren jii da ngay jàppale sa mag te boobu ba tey teg woo sa tànk yaa ngi koy def ak loyauté ak engagement bu yéeme comme ni ko suñu yaay ji Fat di defee comme ni ko Khady Ndaw di defee comme ni ko Pape Amadou Ndaw di defee Baye Seck Wade Maguette Cissé vraiment ak ñoom Diop waa am demi nag moom su ma tuddee moo Diop rek day àggali ñëpp El Hadj Gueye bi nga xam ne mooy coordonnateur réew mi communal ak départemental man xeetu taxaw bi mu taxaw sama wet vraiment àdduna bi yëpp gis nañ ko rafetlu nag fo bayaati baabu Pape Fall ñaam ma kodd kooku moom moo ñu yar di ñoon tente daal ñu xiir si jàng saa bu ñu demee bay xaw a rëcc daf ñu daan jëlaat tegaat ñu si yoon yi nañu comme yàlla may na leen tuuti sim jàng continuer leen ngeen gëm ko tey jii tamit ku nekk xamoon ne xawoon na tuuti si affaire politique waaye dañoo jóg rek mu jóg comme maire Tamba bi tamit présidente Karo Gassama ñu ngi lay félicité bu baax sa taxawaay tamit fu ñu dem si dëkk bi fu ñu dem fekk nañ fa jigéenu am dem yi préparé wu taxaw di ñu accompagner ñoom ñëpp tamit ñuy jouer un rôle extrêmement important si li nga xam ne ñu ngi koy liggéey si biir Benno Bokk Yaakaar tey moom suñu xel daloon na en 2019 bi mu ànd ak honorable député Sira Ndiaye commencé fi suñu campagne waaye tey tamit suñu xel dalaat na biñ ñëwaatee fii si démarrage su campagne bi parce que li ñu fi gis dal na xel bu baax maître ana kontaan nañ si seen taxawaay dalal ngeen suñu xel golf moom xam naa ne fi mu nekk yenn quartier yu bëri ñu jàppoon ne def nañ lu rëy ba di ko ngand la comme moo Diop ak waa 11 novembre defe naa ne ak waa damay bañ a tudd sama grand Abdoulaye Gueye ma ne ko damay tudd sama grand Abdoulaye Gueye gis naa ko fi waaye xam naa ne daa gis mobilisation bi rek mu dem continuer waat ay proximité ba xam ne liggéey bi des na waaye lii yëpp jàmm rek ak sutura dafa fekk ne responsable Benno Bokk Yaakaar yi ñoom ñooy ñi nga xam ne askan wi saa bu ñu masee soxla dara biñ gëstoo ñoom lañ doon gis ñoom ñoo nekkoon ci terrain bi ñoom ñoo doon gunge askan wi ñoom ñoo doon yóbbu ndox yi ñoo doon defar école yi ñoo doon jàppale parents d'élèves ci fourniture yi ñoom ñoo doon financement yi ñoo yoroon formation yi Khadijata Diouf madame Faye moom tamit vraiment zone bi yëpp zone am la Marie Odile Ana Dabo moom tamit xam nañ li ko téye waaye xel meeg xol beeg yëpp mu ngi ci waaw Ana Diarra Faye tamit mu ngi fi zone bi zone am la Tidiane Sarr vraiment taxawaay bi rafet na te dal na xel léegi nag li ci des mooy gën a consolider dynamique de victoire bi parce que comme ni ko honorable député waxee bëgguñu gagner rek dañoo bëgg a gagner avec la manière parce que dafa am li ñuy carte Dakar dañoo bëgg a président Macky Sall paquet wu projet yi mu gàddu lii téye ko fas yéene ko teg ci table bi nii février bii rek dañoo bëgg ñun ñëpp buñ demee Dakar buñ la gaa moo si ay projet de yii Mbour la jëm kenn du na déedéet parce que li ñu digaale ak waa Mbour mooy suñ jëlee dëkk bi 3 ans ku gëj Mbour boo ñëwee dootoo ko xàmmee bayal bii ñu nekk am nañ fi un projet d'aménagement boo xam ne buñ ko defee dootoo leen namati Paris seen plage bi am na projet d'aménagement boo xam ne buñ ko defee géej gi dootul nangooti kër yi dootul nangooti jumaay ak jàkka yi incha allah loolu war na tax
guddi bëccëg suba ngoon ku njëkk sa borom rek nañ ko fàttali ne le 23 dañoo war a gagner avec la manière Zal dañoo war a gagner avec la manière loolu mooy dañoo war a am fii 99% mu ngo loolu lañ fi bëgg xam naa ne waa meetingu Tefes bi tamit comme waa Tefes ñëwoon nañ gunge leen après ngeen dem seetaan leen rek waaye man de pour le moment fii laa far Golf moo ko yor Golf